membre bi. li ci gën a fës Papa Abdoulaye Der gannaaw ba mu la nuyoo bokk na rek ci retour au parquet ci Guy Marius Sagna ak ñamu àndal avocat am nag mooy wax moom ñooñee di activiste yi ñu ne nag boo mayul daal daañu jono ak procureur wala sax juge d'instruction ci talaata ji lay doon mu tag ci ne bu ñu moytuwul tamit daañu leen sous mandat de dépôt maanaam daanu dem kaso lu soxal nag askan wi yeewoo ci Afrique fii ak atum 2050 dana yokku ca ñaar njiitu réew mi Macky Sall moom moo ko xamle ci kaw nag mu ne nañu doole lépp luy main d'œuvre mu jëm nag ci liggéeykat yi waaye nañu tamit bàyyi xel ci wàllug njàng mi ak formation gën kaa dooleel loole nag mu yëkkati ko ci forum bi ñu amal mu soxal nag développement maanaam yokkute gu sax dàkk ak it ci wàllug bor ñu ko fay waxtaanee bëccëg bi ñu jagleel way laago yi ñu koy màggal ni ki tey jii ñu dem ba fële ca centre ba nga xamante ne fa la way laago yi nekk di daan seen doole foofee nag la ñu fay liggéey bokk na ci mbirum ordinateur yoo xamante ne nii maanaam rek baaxatul daal dinañu rek kon jeex ci seenub dund yooyee ordinateur moom la ñuy jël nag di ko rek tasaat di ci def nag yeneen xeetu liggéey waaye tamit dinañ faral di installer ay logiciel ngir ndongo yi taaxilu leen tuuti ñu yaatal xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon Guy Marius Sagna nag dellu na ca parquet ba moom ak ñamu àndal ñoom activiste yooyu nag ñu ne boo moyul daanu jano ak procureur wala juge d'instruction ki ko xam ne nag di kenn ci avocat yi leen di layal ñu ne sax boo moyul nag daanu dem kaso maanaam sous mandat de dépôt ñoom ñooñu rek liñ leen di toppee rek bokk na ci wàllu fipp waaye tamit di def naka sa dul noonu loo xamante ne mën naa yee fitna ci askan wi Ibrahima Kane ci leeral. ñu defeere leen tey jii ca parquet ba Guy Marius Sagna ak i ñooñam mujj ñu janoo ak procureur rawatina ak juge d'instruction li ñu mën a jàpp mooy retour de parquet la ñu am maanaam ëllëg dinañu dellu siwaat ci tribunal ñu mën a jàpp ci liñ leen di toppee ay jëf yoo xamante ne boo moyul mën naa yee fitna naka noonu itam indi ay musiba yu garaaw ci wàllu politique naka noonu itam nasaxal institution publique yi rawatina ni ñuy doxee bokk na ci leneen itam ñu ne incitation à la révolte waaye itam fitna rawatina violence ci kaw ay agent yoo xamante ne ñu ngi nekkoon di def seen liggéey laaj bi ñuy laaj nag mooy Guy Marius Sagna ak i ñooñam ana ëllëg lan moo leen di xaar bu ñu delluwaatee ca parquet ba bu ñu sukkandikoo ci seenub avocat di maître Moussa Sarr mu ne nag mën nañu xaar ñu tijji ab information judiciaire ci cabinet d'instruction naka noonu itam ñoom Guy Marius Sagna ñu placé leen sous mandat de dépôt li ko waral mooy chef d'inculpation yi ñu teg seen ndodd dafa jéggi dayoo ci fàttali Guy Marius Sagna ak i ñoñam ñu ngi leen jàppoon ajjuma bii ñu weesu gannaaw ab doxu ñaxtu buñ doon amal ngir ñaawlu nag yokkute gi ci wàllu courant gi ñuy fàttali sax ne doxu ñaxtu googee dañ leen ko bañaloon wante ñoom mujjoon nañ ko amal. Ibrahima Kane ñu lay jaajëfal li mu kasan wi ci Afrique nag ba moyul dana yokk ba ñaar fileeg atum 2050 ba waral nag ñu mën a bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom la ñu duppee main d'œuvre ñeel nag ñiy liggéey naka noonu it ñu fexe ba gën a dooleel wàllu njàng mi ak wàllug formation ndax loolu képp mooy mën a tax li marché bi soxla nag ñu mën caa taxaw kàddu yu tukkee ci président Macky Sall ci forum bi nga xamante ni ñu ngi ko amal mu soxal nag wàllug développement durable ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam. L'Afrique est un exemple illustratif. Afrique nag mën nañ ko jàppe exemple bu baax a baax ci li ñuy wax ndaxte fii ak atum 2050 li di askan wi dina yokk ñaari yoon dana tolloog sax ñaari milliards ci askan wuuteeg lool benn milliard ñetti téeméeri million bi ñu nekk tey jii. yokkute googu nag ci benn génération nag war na fexe daal ba ñu doon li nga xam ne lii moom mooy premier réservoir jëm ci wàllu main d'œuvre loolu nag opportunité la war a doon ci ñun ngir nag ñu wéy jëm ci wàllu développement. Il nous faut investir, encore investir. war nañoo investir bu baax a baax jëm surtout nag ci wàllu njàng ak lii di formation lu nu mel nag ndax ñu am ay ressources humaines de qualité yoo xam ni dinañ mën a satisfaire lii marché bi soxla waaye tamit ñu mën a entreprendre créer activité yoo xam ni yi dina indi lii di koom bu baax a baax ci suñuy dëkk. Des activités génératrices d'emploi et de richesse.
ñu àddu rek ci nemmeeku bi nga xamante ne nag kon directeur général bu Senelec mi ngi ko doon amal ci kër gi ñu duppee Excelec nag ak installation yi nga xamante ne ñu ngi ko fee def mu soxal nag wàllu courant ni ñu fexe rek ba àll bi yëpp mën a jotee ci wàllu courant naka noonu nit lu ko tax a jug dëgg bokk na ci ay poteaux électriques yoo xamante ni dañu ko fasciné rek samp directeur général bi nag di rafetlu lëkkaloo bi nga xamante ne nii mi ngi dox ci diggante kon kilifa yi ak secteur privé bi ñu ne nag bu ñu sañoon daal dañ koy gën a ñoŋal su ko defee projet yi nga xamante ne moom la ñu sóobu nag mu mën a antu dañu ci ànd ak Cheikh Diop. njaboot gu nekk mën a jot ci li nga xam ne moom moo di wàllum courant bi fii ak atum 2025 li leen nekk ab bëgg-bëgg bu njiitum réew mi loolee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Excelec nag ci lañ taxaw boobaak léegi ay poto ak itam ay ligne yoo xamante nii rek daal nañ koy amal ngir rek lépp daal di jaar yoon waaye tam bëgg-bëgg bi lee ñu daal di koy dab. at bu nekk dinañ mun a defar lu tollook 200 junni poto te loolu dina lekk loo xam ne dootuñ soxlaati di ko jëli bitim réew jëli boobu nga xam ne daan nañu diireel ay weer wala ay ñaari weer pour ñu mun a approvisionner poto yi léegi dañuy ñëw jël ko fii rek yóbbu ko directement loolu dina tax su projet yi ñuy war a defar bi di gën a gaaw. mu nekk ab doxum nemmeeku bu directeur général bu Senelec lii di wane xarañteefu Excelec SA nga xam ne Pape Ali Gueye moom moo ko jiite. mbégte bi mi am ñun ci le fait que mu ñëw dafa dalal suñu xel mooy moom bu ñëwee ne bëgg na ça veut dire que ñun ñu ngi liggéey te loolu moo tax ñu jóg liggéeyal Senelec mooy liggéeyal Sénégal. ginnaaw bu ñu jugee Diamniadio ñu daal di dëkkmal ci entrepôt bu stockage bu Hann file bépp accessoire boo xamante ni moyenne tension ak itam basse tension daal nañ ko fi exposé Excelec amuk jàppandal bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di xëyug ndaw ñi ci loolee nag ay ndaw ci am lim bu takku ñoom ñoo fi liggéeyee. am na juróom-ñaar téeméer emploi yoo xam ne nii direct la ak ñi nga xamante ne nii ñeneen ñi nga xam ne ay journaliers yooyu dem na ba toll si 10 000 personnes. waaw avec les prestataires dem na ba toll si 10 000 te loolu yaakaar naa bu ñu boolee ñaar yooyu noonu yëpp. nekk na loo xam ne dinañ ko war a encourager. Excelec SA ak itam Senelec li lee doon ab partenariat bu am solo boo xamante ni rek mu nga sosoo ci atum 2016 li ñu bëgg moom moo di wàllu courant bi mën a jàppandal fépp ci tund wi. baykatu légumes ya nekk fële ca zone des Niayes ca Patte d'Oie ñi ngi xaar nag délégué personnel bu ONAS ba ñu ñëw rek naan dañuy jël seen suuf duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax bu ñu xoolee sax foofee ca zone des Niayes nag ci décret présidentiel dañu wax ni dafa nekk loo xamante ne nag dafa tooy suuf su tooy la kenn waru faa tabax kon ñooñee duñu leen may benn yoon ñu di fa yegg si bañu ñu ba yegg ca tribunal ñu teewlu Arona Ndiaye moom moo jiitee mbootaayu kon baykatu légumes yooyu ca zone des Niayes bu Patte d'Oie ñu teewlu ko ak Salif Sow. président def décret ba pare nga taxaw ne président deful décret vraiment affaire bu grave la pour ñun. boo leen dégloo ci seen biir vidéo ba tey waajaa ngi naan fii képp ku ñu ko fi joxoon du ko nangu du ko mën a maanaam du fi mën a def ay kër parce que ñoom dañ fi investir pour war fee mën a def ay kër boo leen ko xoolee kàmb la li tax muy wax loolu mooy kàmb la pour mun ko maasale ba mu mën a def ay kër dafay xaw a compliqué moo tax moom si jëm boppam mu ne képp ku ñu ko fi joxoon du ko mën a def. léegi nag ñun suñu njort mooy xaalis bi nga xamante ne moom lañ ñu jagleel ñun comme moom nee na kenn mënu ko def ñoom ñu war koo mën a def kon xaalis boobu rek lañ njort ne moom la ñu bëgg a jël pour financer ko seen logement yooyu. koy jël boppam en charge waxuma la Ndakaaru waaye Sénégal du nangu ñu laal fi zone humide bu wëlbatiku def décret kon franchement dañuy wax gàcce ngalaama président si li nga xamante ne defal nañ ko fii di ñaan nag mu taxaw si projet bi mu yegg. loolu daal la ñu bëggoon pour jàmm mun a am sinon loolu bu amulee ñu xool nu ñu xoolee fu mbaax ne doonee benn ñu dem fa. nattu koppar yi nag ma ngay wéy ci assemblée nationale ñeer rek ministère yi ak la nu war a liggéey ci koppar ak la nu soxla jëriñ ji ñu dénk nag bi réew mi moo fa nekkoon niki démb moom Aly Ngouille Ndiaye la nu ko nattal nag ci koppar bi mu war a liggéeyee toll na ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-benn laaj ak tontu nag dox ci diggam ak député yooyu ñu soññ ko nag ci ñàkku kaaraange gi naka noonu it ñu gis ni lu soxal kon Famara Ibrahima Sagna ñu doon wax ni dafa war a jiite dialogue national bi ñu ngi xaar ba tey ñu samp ko mu ne yàggul. lu mën a doon la sax ci benn ay bis bi ñu ne dañu ci teewlu Alassane Ba Thierno Laurent Mendy. laaj wi député bi di Aïda Mbodj moo ko samp ana kañ la ñuy installé Famara Ibrahima Sagna mi nga xam ne moo war a piloter dialogue national bi.
waaw monsieur le ministre lan dama bëggoon devant la représentation nationale nga wax ñu tey lan moo tax mënu leen a installé Famara Ibrahima Sagna lii mu ngi traîner mais nee na moom mënul liggéey tant que installé wuñ ko te ku xam Famara xam école Senghorienne bi mu génn xam ni effectivement ñu def dans les forbelles. te gi ñu téye Guy Marius Sagna ak i ñoñam teew na itam ci waxtaan yi. waxtaan seen waxtaan doxantu seen doxantu ñëw ba buntu pale di fa jàppandiku man dama ne xanaa yéen leen may rek pour ñu essayer foog ni ay géeree lañ fekk nañ duñ dara. bi étudiant APR yi demee escalade grille palais fu mu mujjee fenn mu am ñu fi nekk di wax des raisonnements fascistes et rétrogrades seeni mbokk ñu làq leen seen gannaaw bu dee mbokk keneen ñu naan nañu sanctionné que la loi s'applique yéen lu ngeen xam ci loi. fu ngeen jàngee loi. Arrêté boobu il faut faire disparaître cela et libérer rapidement Babacar Diop et Guy Marius Sagna. yeneen i poñ itam waxtaane nañ ko mu jëm ci wàllum organiser élection yi ñu dëgmal wante itam kaaraange gi càccum jur gi yàq ju ñu yàqate tribunal bu Louga wante itam dialogue politique bi. On est dans le cadre du dialogue, on parle de ça. Le comité de suivi a été installé récemment, mais nous gardons un œil attentif sur ce qui va se faire ndaxte wolof Njaay nee na ku ndóbin rey ci élection yi boo gisee ñu sol koppati bu marron boole ci sabadoor bu bleu boo dawul tamit war mën a jël say pexe. Aly Ngouille Ndiaye dalal xelu député yi ginnaaw bi mu jëlee kàddu ci poñ yi nga xamante ni yëkkati nañ ko nee na sax lu jëm ci wàllum installé kii di Famara Ibrahima Sagna mën na nekk ci biir semaine bi. waaw am nañu yaakaar déjà que début semaine bi président dana signé décret bi comme ça su fekkente ne xaj na ci peut-être dans la semaine mu installé ko décret bi nag mooy fësal ne organisation yi ñu ciblé woon ñu bokk ci dialogue bi kenn ku nekk bind na ne diwoo may teewal il faut ñu bind ci décret bi comme ça président Famara xam kan lay liggéey. budget 2020 bu ministère de l'intérieur ñu xayma ko ci lu ëpp 126 milliards francs CFA ci autorisation engagement bu ëpp 177 milliards francs CFA. gannaaw pencum ndawi réew mi ñu yegg rek ba ci centre bi ñu jagleel nag waaye laago yi ñu ne fa di liggéey boobeep centre nag la ñu fay liggéey rek mooy ay ordinateur yoo xamante ne doxatul moom la ñuy jël nag di ko tas di ko soppi di def leneen waaye tamit dañuy rek faral di installer ay logiciel ngir ay ndongo tey yemook bëccëg bi nga xamante ne moom la ñu jagleel waaye laago yi ci àdduna wërngal këpp ñu gis ne liggéey ba ñuy def ci centre boobu yombul naam waaye nag amuñu meneen pexe Aminata Mbari Sow. dal leen jàmm ci centre bi nga xam ni dañ ko jagleel ay nit yoo xam ni dañoo amee laago ci bërëb bi leen nag liggéey bi li ci gën a am solo ci wàllu ordinateur la jëm. bientôt ñu fi dañ fi fukki at ndax jël ay ordinateur bu nga xamante ni tey jii ku xamul ordinateur moom mooy ko handicapé man loolu laa jàppee ku mënul utiliser ordinateur bi nga am ku ci nekk si yàlla am nga téléphone portable donc ñun suñu liggéey moom mooy permettre xale bi nga xamante ni mi ngi doog a tàmbalee jàng. mu jël outil informatique di ci liggéey ba keroog muy dem université liggéey boobu nag bu ñu jëlee machine bi nga xamante ni ñeneen ñu soxlawuñ ko ñun dañ koy defaraat. Abou Soumaré mu ngi ci bërëb bi léegi mu mat fukki at ak lu teg. ordinateur yi bis bu ñu demee ba nga xam ne yàqu nañu ba mënatuñ leen utiliser fii lañ koy delloo si waat nag ñu mën ko traiter maanaam ñu mën ko defaraat ñu mën ko tas de telle sorte que du mën a gaañ kenn dans l'environnement. ñoom nag dañuy dalal ay ordinateur yoo xam ni dañoo tàmbale yàq. ci biir matériel bi am na fer am na matière plastique am na aluminium am na cuivre am na ay yeneen ak yeneen lu ci nekk nag dañ koy dindi lu nekk ñu boole ko maanaam fer bi ñu ber ko fële plastique bi ñu ber ko fële matière plastique yi ñu ber ko fële maanaam circuit imprimé yeeg yeneen ñu ber leen de telle sorte que luñ ci mën a utiliser feneen dinañ ko mën a utiliser sans pour autant. ñuy màggal semaine bi nga xam ne dañ ko jagleel nit yi nga xam ne dañoo amee laago ñii di liggéey ci bërëb bile di wane seen mën-mën ci liñ leen dénk loolee ñu jàpp ne ñoom mooy seen participation ci développement wu Sénégal. ma ngoog ñuy gàgganti rek Aminata Mbari Sow ay bis la bi ñu jagleel waaye laago yi lu soxal loolee sax directeur bu agence de l'informatique de l'État nag mi ngi wax ni am na benn projet boo xamante ni mi ngi jëm rek ci jàppale waaye laago yooyu gën a yokk nag centre boobu ñuy liggéeyee ndax centre boobu bokk na nag ci centre yu gën a mag ci Afrique sowu-jant ñu daal di àddu ci foire internationale bu Ndakaaru bi nga xamante ne dana door ni ki alxames ji nag yemook juróomi fan ci weeru décembre
jëm ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre lay doon ci CICES jëruñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi ma nga woon foofee nag ngir nemmeeku ji kon li nga xamante ni moom mooy waajkaay waaye liñ ci jàpp rek mooy édition ren ji mook ñaar fukk ak juróom-ñetteel bi yoon dana am na yu yees yoo xamante ne daañu ko ca indi dinañ fexe tamit ba barab yooyu daal gën a taaru Maguette Soirée Diallo Pape Sangone Mbaye. soo yegsee ouvrier yi ñu ngi ci dernier réglage yi CICES pare na ngir dalal 28e édition bu foire internationale bu Dakar joriñ biñ dénk wàllu jënd ab njaay xelam dal na ci état d'avancement bu liggéey bi. visite bi nekk na visite bu am solo ndax gis nañ ni travaux yi avancé nañ bu baax mën nañ ne pratiquement jeex na. di rafetlu tamit taux d'occupation espace bi nga xamante ne déjà stand yi nga xam espace bi ñu prévoir pour réserver ko ci stand yi mën nañ ne à 87% occupé nañ ko. FIDAK nekk ab rendez-vous pour ñi di jënd ak ñi di jaay at mi ay innovation yu bëri dina ci am. mais CICES ni mu présenté woo ren sur le plan physique sur le plan accueil musul présenté woon noonu. ku bëgg def daal foire boo xam ne foire écologique la foire écologique mooy foire bu dal bu calme. foire boo xam ne nii bruit bi du bari foire boo xam ne nii du am càmbal du am tama du am tëggu du am dara. FIDAK sénégalais yi juloon ko lool léegi ndax nit ñaa ngi ñëw bu baax wala déet mu nekk ab laaj bu directeur bu CICES daal di indi ay leeral. dégg naa ñu bari da wax naa foire bi comme Sandaga man yooyu mosuma itteel parce que foire jënd ak jaay la waaye nun ñi ko yor xam nañ ne foire bi intéressé na sénégalais yi li tax intéressé na sénégalais yi foire bi. 45 pays de présence pays yi fi daan ñëw yëpp dañoo gën a yokk waaye delloo ñu. foire internationale bu Dakar dina tàmbale juróomi fan ci weerub décembre bi ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub décembre bi lay jeex at mi lu toll ci 16000 mètres carrés ci espace jox nañ ko participants yi mu nekk ab période boo xam ni mën nañ ci amal affaire yu baax. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Maguette Soirée Diallo ni moo ko waxee woon sànq ci ndoxteel li Ballon d'Or France 2019 ci wàllug football Sadio Mané nag bokkul ca podium ba waaye nee ñu moo jël ñeenteelu place bi podium boobu nga xamante ne ñu nga jiital ca kaw Messi Virgil van Dijk ak ki ñu naan Cristiano Ronaldo moom la ñu daal di kon jiital muy ñetti ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo jël kon ñoom ñoo fas yéene kon toog ca podium ba. ñu koy amalee nag foofee ca France ca Paris ci fàttali ci atum 2019 Lucas Modric moom nag moo daal di kon jëloon Ballon d'Or bi moom moomu di footballeur ba nekk ca Real Madrid waaye tamit di fekk baax ca Croatie. ñu daal di des ci tàggat yaram ak comité supporter bu AS Saloum bi nga xamante ne nag ñu ngay yëglu ci ab assemblée générale bu ñu amaloon nag ñoom la ñu bëgg rek mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy staff ba ñu jëlee leen fa ndax liggéeyuñ fa dara lu rafet ba tax na nag ñu ne daal bu ñu leen changé wul indi ñeneen ñoom bañuñu rek ba lépp lu ñu nam ma amal ci activité kon ci staff ba nag ñu taxaw ngir yàq ko Ibrahima Diame Fally Gueye. lii kon wane ne diggante comité supporter AS Saloum ak dirigeant club bi déggoo amagu ci supporter yi le ñoo génnaat def janok taskatu xibaar yi ci buntu tribune stade Lamine Gueye ngir exiger ñu amal lii di assemblée générale. ci liñ nekkoon ba tey ci lañ nekk dañuy demander assemblée générale bi kenn du football fii nag ci stade bi te assemblée générale amul wala dañuy toog nit ñi waxtaan ak nit ñi ndax moomuñ Kaolack bu ñu yàq football Kaolack beneen bi ku ci président section bi dégg naa mi ngi créé benn comité supporter AS Saloum këyit yi man maa ci nekk bis bu fi créé histoire fii Kaolack waa yëpp ñu ngi leen di woo bu fi créé histoire moom la ndax mooy xeex dana am fii ci Kaolack léegi nag ñi koy annoncé waa Kaolack yëpp pour ñu xam ko. ci lu yàggatul dara nag saison bi war a ubbi club bi tàmbali ay entraînement waaye supporters yi le nee nañ taxaw nañ pour saboter lépp luy activité sportive bu fekkee ne assemblée générale amul. dégg naa ñu ngi pare pour di woote pour entraînement ñun danañ indi équipe comme ñoom niñ indee équipe ñu ngi préparé pour indi équipe def entraînement comme ñoom ñi entraîné bu nekk ñaari ASC Saloum président bi nag bi ñu koy dénk club bi xaaruñ ko woon ci lii nii xaaruñu woon ko Saloum di xar ñaar dañ ko doon xaar pour loo xam ne day defar ASC Saloum boobu ba léegi ñu ngi woote nañ def nañ ñetti conférence de presse boobu ba léegi dégguñ ko. ñu fàttali ne kii di Souleymane Ndéné Ndiaye moom mooy président AS Saloum am na ñeenti at ak lu teg waaye supporters yi le nag li ñu mënut a comprendre moo di boobu ba tey club bi mënul weesu national 1.
conférence bi ëmb nag jëwriñ yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk wàllu ndaw ñi ak tàggat yaram ci francophonie di CONFEJES nag màggal nañu seen juróom-benn fukkeelu at ndax am nañu ko boobu conférence ba mu sosoo ba tey ñu fas yéene nag amal ay yëngu-yëngu yu bari yoo xamante ne rek dañ ciy def taxaw seetlu waaye tamit nu ñuy fexee rek ba conférence boobu liggéey bi muy def nag mu gën a ñoŋ Cheikh Sadibou Diarra. juróom fukki at dañu koy feete CONFEJES door na bosam ak ay yëngu-yëngu ginnaaw randonnée de pédestre amal nan benn session bi ñuy xamle li ñu liggéey ci biir réew yi ci bokk yépp laataa ñuy fësal seen bébét. ñun nag bëgg nañu ci 50 prochaines années yi ñuy jëm ñu gën a dooleel li nga xam ne mooy ministère des sports yi parce que bëgg am nañu yéene jàng tàggatat bu baax ndaw ñi waaye tàggatat bu baax surtout ci wàllu xam-xam ñu gën a ñoŋ parce que loolu dina gën a amal solo ñi nga xamante ne mooy suñu expertise maanaam ñi gën a xarañ lool ci wàllu sport ci Afrique te loolu bokk na ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko fas yéene amal te loolu dina tax mbirum sport wala ministère des sports yi ñuy lancer appel ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite ñu gën leen may doole te loolu nekk na lu am solo te loolu suñu mbébét la. ay jëf yi tax Sénégal biralaat bokkam bu baax ci CONFEJES. Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ne am na lu bëri loo xamante ne am nañ ko ci wàllu sport ak jeunesse ak promotion pratique féminine. Lutte contre le dopage, accompagnement des jeunes, formation des cadres, formation des officiels techniques. Vraiment, bëri na domaine yoo xamante ne Sénégal comme dëkk yu bëri jot na quand même am ndimbal bu rëy ci CONFEJES. mu nekk vraiment loo xamante ne monsieur le ministre tey daf ko bëggoon fësal di delloo njëkkal CONFEJES di la wax ne Sénégal toujours ñu ngi engagé wu aux côtés de la CONFEJES. xew-xew bi nag li ci gën a fës di benn exposition topp ci soirée de gala lépp ci alxames bi lay doon. Cheikh Sadibou Diarra cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi ni sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñee fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ma bàyyi Papa Abdoulaye Der nga wéyal ci soir d'info yow it